télévision Futurs Médias 19h30 xibaaru timis yi ci TFM bisimila la ca gën a fës bokk na ci ngir ñu dindi mbalaanum kiirlaayu Ousmane Sonko ci assemblée nationale yëf ya yàggeewul ca conférence des présidents ñu ëpp ci ñoom validé nañu càkkutéef loole léegi nag ñu war ci déglu commission des lois bu assemblée nationale bi war a daje fukki fan ak juróom ci weeru février ngir waxtaane taxawaay ba ñu ci am assemblée nationale googee tey jii seetlu nañu ne ñu bari kon ci ay takk der dañ ko fa nemmeeku ñu ñëw jël seeni matuwaay ngir bañ fitna juddu fa taxaw temm la ñu defoon ngir képp ku manifester rek ñu mën laa teel a teg loxo ba yëf yi du ëppi loxo dem nañu it ci xibaaru timis yi fële ci cité kër góor gi la ñu fa seetlu moo di surveillance bu mat sëkk dem beeg dikk bi doon lool lu jafe woon la ndax takk der ya fa am ñu fàttali leen li ko sabab moo di manifester yu fa amoon keroog altine ndax ñooñu Ousmane Sonko yi demoon doon ko jàppale ba fitna daal di ciy juddoo. fu ñu ragal fitna feneen moo di élection yi ñuy amal ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ngir renouveler bureau amical yi loolee ñuy faral di seetlu na ñaare bu amee fitna da cay am ki nga xamante ne ji kenn ci njiital amical yi indi ci ay kaddu ak càkkute fam ci reportage boo xam ne Abdoulaye Diop ak Pape Sangone Mbaye defal nañu ko. coronavirus bi tolluwaay gi ci réew mi seetlu nañu fukki doomi aadama ak ñaar yu ñàkk seen bakkan ci 24 heures yi ñu génn ñetti téeméeri doomi aadama ak juróom-ñeent fukk ak ñett yu amee coronavirus gi loolee nañu tëddee bokk na ci ñetti téeméer ak ñeenti cas communautaire. campagne bi jëm ci ñàkk nit ñi ngir ñu aaru ci coronavirus des na ko door gën koo yàgg ci njeextal weeru février gi ñu nekk njiitu réew mi Macky Sall moo ko xamle docteur Mamadou Ndiaye di xamle ne ñàkk yi kon war naa jàppandi ci njeextal weeru février gi gis na ne lépp lu duy matuwaay jëlees na ko ngir ñàkk yi mën a jaaree ci wàllu yoon. wàllu tàggat yaram ak football équipe nationale bu Sénégal gone yi amagul fukki at ak juróom-ñaar di jongante tournoi UFOA zone A Sénégal qualifié na ca final ba sànq nii la dóor Guinée Bissau ñeenti bal ci dara des na ci dikk ak yéen ci xibaar yi mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaaru timis yi ci télévision Futurs Médias ngeen taaxeelu ñu faram-fàccee leen ko. del leen nuyu bu baax a baax rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi dooree xibaar yeeg lu soxal mbirum Ousmane Sonko ak immunité parlementaire di mbalaanum kiirlaay ma ñuy dindi ci assemblée nationale ñoo nga ca yoon wa jéego bu njëkk bi teg nañu ko tey ji yëf it yàggewul ci ñi nga xam ne ñoo di conférence des présidents ndax ñoom ñu ci ëpp validé nañu yëf yooye mu di càkkutéef li mu des nag léegi commission des lois bu assemblée nationale bi war a daje ci seen biir fukki fan ak juróom ci weeru février gi ngir xool ana ban taxawaay lañ ci am ñoom it Ibou Kane ci ay leeral. léegi leer na assemblée nationale nangu nañoo sóobu ci procédure gi muri malaanu kiirlaayu député bi di Ousmane Sonko ci fukk ak juróom-ñaari membre ñu teewoon ca réunion conférence des présidents bureau assemblée nationale convoqué ko fukk ak juróom yi dañoo voté waaw ngir ñu muri malaanu kiirlaayu Ousmane Sonko naam majorité bi nag ànd nañ ci kon procédure gi dañu koy wéyal. la cay topp commission des lois dina daje fukki fan ak juróom ci weeru février ngir jëmmal ab commission ad hoc bi ñuy fàttali ne fukk ak benn membre ñoo ko war a seq buñ ca noppee fukki fan ak juróom-ñaar ci février dinañu amal ab plénière ngir nag ratifier liste membre yooyu war a nekk ci commission ad hoc gi ñay seq commission yi buñ leen nangulee nag ba tabb leen ba pare commission googu mooy déglu Ousmane Sonko laata muy jàpp ab bés ngir ñu amal plénière bu mujj nga xam ne ci la ñuy voté ndax dañuy muri malaanu kiirlaayu Ousmane Sonko am déet ci fàttali Ousmane Sonko dañ ko accusé ci sàkku doomu aadama te neexu ko lu dul benn yoon rawatina itam ay menaces de mort altine bi weesu ñu convoqué woon ko section recherche bu gendarmerie wante moom leaderu Pastef lankoon ne du wuyu ji fam ko teg nag mu di article 51 bu règlement intérieur bu assemblée nationale ne bu ñu bëggee mu wuyu ji faaw ñu muri malaanu kiirlaayam ban foofee ñu koy lijjantee mu di ci assemblée nationale place Soweto gis nañu ne tey jii takk dere dañoo xëy defum ndiiraan dem toogaanu ji place ba la ñuy bañ moo di fitna am fa tax ñu teel a jël seeni matuwaay mu di loolu nag yombul woon ci ñi nga xam ne ñoo dëkk ci tig-tigalu assemblée nationale ak taskatu xibaar yi nga xam ne defoon nañ fa ngir doon taataan ay xibaar yu fa ruusee jafe-jafe la ñu ci amoon Alhassane Ba Mohamed Dieng.
takk der yi dañu teel a ñëw barricade li nga xamante ni moom moo wër assemblée nationale ñenn ñi nga xamante ni dañuy romb sax dañ leen di obligé dévier mu mel ni itam presse bi noonu la mayuñu leen ñu jege li nga xamante ni moom mooy assemblée bi. C'est assez difficile parce que ñun bi ñu ñëwee déjà dañu tourner loo en rond pour accéder fi nga xam ne place Soweto déjà c'était très très difficile xam nga nag ñun moom déjà dañoo am métier boo xamante ne bi dañoo war a di informer askan wi. te loolu tamit droit à l'information dafa nekk loo xamante ne askan bi dañ ko am donc en tout cas muy metti muy naaj également on va faire ci dans en tout cas li ñu mën. bu ma gisee dispositif bi tey je vois que le dispositif bi moom tey xaw na perturber tuuti suñu ça perturbe un peu nu mu tudd suñu dem ak dikk pour les citoyens quoi les citoyens quoi mais je crois qu'il fallait que ñu élargir tuuti. dimbale citoyen tuuti pour ñu dem dox seen yitte quoi. dispositif sécuritaire boo xam ne nag profité wul ci Sénégalais yi dañu obligé def ay tour ngir fexe ba dem fi nga xamante ni foofu la ñu waroon dem. d'autant plus que man dama amoon ay yitte yi ma doon dox booru hôpital Dantec bon dispositif bi moom dafa lay feral lu bëri dafay permettre ngay di tourner te loolu dafa métti quoi te gisuma fi lu ko fi jar quoi franchement. man mii sax fii sama secteur la quoi ensemble parce que man chaque jour fi laay jaare mais tey bu ma bëggoon a jaare fee aw nii xam nga gars yi foofu ñu ngi kii foofu yëpp même journalistes yi ñu bari ñu ngi taxaw foofu nanguwun jàll même ñun jaaykat yi nanguwun ñu jaar foofu man fii laa daan jaar dikk nii plateau wala ma jaay ensemble nii ba ci biir gi damay am ñu may jaay foofu mais tey jii da ngay dikk ñu wër loola nga dem jaari principal wër nii aw nii doog a dikk mais loolu waaw métti na trop quoi. amul benn manifestation bi ñu seetlu amul benn manifestant itam bu ñu gis kilifa yi mu mel ni dañu teel a jël moyens yi teg ko liñ ci jublu leer na fexe ba kaaraange am fi député yi itam mën a liggéey ci xel bu dal. feneen fu takk der yi toogaano boobee ba léegi moo di que boori kër Ousmane Sonko ga ca cité kër góor gi nemmeeku nañu fa limu takk der bu am doole ñu taxaw ci wàllu kaaraange ga foofe la ko sabab bokk na ci daal bañ fitna jóge fa ñu gis ne leneen loo xamante ne ji kon ñi ngi koy moytu foofee ci cité kër góor gi moo di daal lépp loo xamante ne ji dafa ñeel la ay fitna mën a bàyyeekoo kon ci ay manifestation gis nañu ne tax na takk der yi teel a jël seeni matuwaay fàttali ne keroog altine lu ne mel moo fa amoon di nit ñu demoon kër Ousmane Sonko de dañu koy jàppale wan ko seenug njàppandal rassemblement am fa police demoon doon tase rassemblement boobu fitna mujj ci am ba lu baree bari ci dëkk bi yàqu am sax ñoo xamante ne ji kon jot nañu leen ci teg loxo. Ousmane Sonko ay awakam bind assemblée nationale ngir di sàkku ñeenti mbir yoo xam ne bëgg na bala ñuy dindi mbalaanum kiir lay Ousmane Sonko ñu bàyyi ko xel bind googee ñu bind lettre assemblée nationale ami kàddu yi jib jëm ci ne amuñu sax sañ-sañ ba assemblée bu ko neexee mën naa bañ a koon jël boobi le lettre gis-gis yooyu wute ak bopp professeur Ndiak Fall di jàngalekat ci wàllu droit pénal gis ne assemblée nationale bu ko neexee buñ ko joxee lettre bi mën na koo jàng mën na koo bañ a jàng waaye bind bi moom avocat yi am nañ ci sañ-sañ moom professeur Ndiak Fall ay kàddu la yoo xam ne mi ngi ko yëkkati ci émission bii di info du matin ñu déglu ko Chérif Dia. dara ci sama gis-gis terewu ko puisque après tout avocat moom day défendre clientam donc lépp lu mu jàpp ni dana amal njëriñ clientam dana ko def léegi nag assemblée ki war wax ak moom ci mbir mi pour ñu wuññi kiiraayu Ousmane Sonko moo di ministre de la justice mooy def lettre bi laaj loolu. waaye lettre boobu du doy foog mu ànd ak yenn firnde maanaam plainte bi nga xam ni ndaw si tuumal Ousmane Sonko def na ko mën nañ ci yeneen mën na ci tegu maanaam li ñu wax des éléments de l'enquête waaye nag bien que l'enquête soit secrète xëy na kay li ñuy tere mooy élément dossier bi maanaam li na ci enquête bi mu senn génn ci nit ñi ñu xam li enquête bi wax waaye ñay saytu mbir mi ci assemblée dara warul dàq ñu mën a xam li xew ba mën bu waxtu wote jotee su fekkee ni wote dana am soit ñu ni nañu wuññi kiiraay bi wala ñu bañ ko wuññi. du obligation maanaam xam nga lettre du sañ-sañ maanaam da ngay ñaan boobu ki am sañ-sañ nangu ko am na sañ-sañ bañ ko.
maître Ousmane Sow mooy avocat bi Ousmane Sonko jëlal fukki gone ak juróom yi ñu teg loxo ca Bignona ci manifester ñu waroon a taxaw parquet waaye retour de parquet kon la ñu am jëlal ab avocat ba mu yeggee moom maître Ousmane Sow la mu njëkk a ñaaw la moo di daal te giñ leen téye foofee te anam yi ñu leen jàppee dugaleen ci cellules yi respecté wu ñu benn yoon li ñu santaane ngir moytu lu lawal coronavirus bi mu di geste barrière yeneen yooyu ñaawlu na ko ñu déglu ko ci micro Boubacar Diassi caméra kon Lamine Mandiang. Président Ousmane Sonko moo ñu yónni woon Ziguinchor tey ngir xale yi nga xam ni dañ leen jàpp ci manifestation yi amoon mardi ñu ñëw xool leen ndax lu ci mënti am manifestation yi. jàpp nañ si ay xale yoo xam ne ñun si liñ jàpp defuñu foon yàquñu woon tojuñu woon te boo xoolee si dossier bi ba léegi toppeewu ñu ngi yàq topp léegi nag bi ñu 15 xale fukk ak juróom bi ñu ñëwee dem nañ waxtaan ak ñoom section de recherche bu Ziguinchor gis nañ leen ñu sol ku nekk benn short loolu lañ leen fekkee dañuy wax te yàlla tax gis nañ leen aussi soluñu masque gis nañ leen aussi ñu def leen si ñaar wala ñetti cellule 15 personnes kon foofu noonu jamono ji ñuy wax nañu moytu mbas mi geste barrière li ñuy wax moytonte ak sorante léegi nag foofu gisuma fachel ñun bi ñu mee proposé ñu fachel muy loo xam ne ñaawlu nañ ko ndax lu si am mënti am seen wér-gi-yaram dañ ko war a saytu ak di ko topp am na si kenn koo xam ni grenade lacrymogène moo ko dal ci kanam nee nañ faj nañ ko mais ñun faj bi ñu gis noonu comme ñun jàpp nañ ñu doyul leen yàq bâtiment public toppee ñu ne taal ay pneu dañ leen toppee daje ba pare ak woote daje bu ñu mayewul ñaar yooyu mooy li ñu toppee infraction yi leen toppee ci dossier bi si li ñu liir PV bi ak xale yi ak dossier bi yëpp ñu ngi gendarmerie ba bi ñu fa doon jógee démb si guddi dañu am retour de parquet loolu mooy procureur pareegul pour jot dossier bi tey leen di yóbbu si li ñu jàpp ñun bu ñu jegee si procureur nag si lay procureur à partir de moment boobu noonu lay xool lu muy di topp ci dossier bi lu mu ciy def. Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bureau amical yi ñu fay renouveler di faral di jut fitna bi ci mujj mooy ci semaine bi ñu génn rek nemmeeku nañ fa fitna ci anam yi ñu bëggee kon amali élection ngir defaraat bureau bi am ñu ci jëlee ay gaañu ci woowile wàll kii di Abdoulaye Diop ak Pape Sangone Mbaye daje nañu ak président amical faculté science ak droit ak it ki nga xam ne moo jiite kon faculté droit boobule amical reportage. beesalaat gi ñuy def amical yi ëmb étudiant yiy jànge ci université Cheikh Anta Diop de Dakar bari na lu muy jur ay coow ren sax am na ñu ci gaañu ci ay jàmmaarloo bu amoon ci ay étudiants yuy jàngee ca faculté des sciences. c'est ça ni leen mu nga xam ne moo validé woon bureau bi ni leen le 27 la mandat mi jeex bu jeexee na ñu ñëpp dinañ toog discuter mais d'accordul loolu le lendemain dañoo ñëw armé wu jusqu'aux dents ci loolu nag ci leen jëlee suñuy responsabilité jàmbaarloo ak ñoom am nañu ci gaañu ñoo ngi hôpital ci ñaari camp yëpp. parce que xeex moom bu xasee ba am xeex la. ñi ci gën a loru nag mooy nouveau bachelier yi ñoom ñi nga xam ni dañu gàllankooroon seen inscription yi. xam ni nekkoo étudiant wala soit représenté wu étudiants yi nga ñëw fii nii étudiants yi ju jóge fu ci nekk Sénégal ñëw war a inscrire nga ñëw taxaw ni da nga yàq inscription yi wala li nga bëgg inscription yi doxe ni noonu lay doxee sa yow représenté woo ñooñu. bu ñu sukkandikoo ci président amical faculté de droit li indi mbir yépp mooy li ñu jëfandikoowul. texte yi war a doxal amical yi. pour man affaire bi du renouvellement yi mais application texte yi la parce que amical yi ay texte moo ko fi teg texte moo ko fi war a jëlee mais bu fekkee ni à chaque fois benn groupe day ñëw rek ni seen mandat jeex na kon beneen groupe mun na ñëw daan ni kon mandat man maa ko fi teg yaakaar naa ni il faudrait que chaque parti mu jël ay responsabilités am étudiants yi jël seen i responsabilités autorités yi jël seen i responsabilités mandat ñu xam ne 1 an la 1 an aussi ñu xam ne 1 an la. ginnaaw ay xuloo ak ay xeex yi amoon ci 2017 moo taxoon assemblée universitaire daal di taxoon ñu arrêté beesalaat amical yi sax ñoom léegi seen mandat jeex bu fekkee bu waa fac science la le 27 février bii di ñëw lay jeex. étudiants yeneen yu nekk ci jafe-jafe moo di étudiants yi ci université Gaston Berger bu Ndar te cosaanoo ci diwaanu Fatick jafe-jafe yi moo di amuñu taax mu ñu mën a dëkk am na ci ñoom sax ci ni ñu ko waxee ca couloir yi université ba la ñuy fanaan tax ñu tëgg seen gémmiñ ji woteeg wàllu nee nañu kilifa yi nga xamante ne ji yàlla mën na leen gan te ñu fekk baax Fatick rawatina ñi yëngu ci wàllu politique nañ leen geesoon ndax ñoom étudiants yi foofee sonn nañu lool Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey
at bu jot nag daanaka ñoom problème bu ni mel la ñuy am étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo soqeekoo ci Fatick tey jàngee ci université Gaston Berger bu Saint-Louis nee ñu saa su ne dañuy am ay jafe-jafe ngir am logement bu ñu dëkk loolu nag mooy tax seen conditions yi ñuy jàngee di gën a métti. étudiants yi nekk UGB dañoo nekk di souffrir foofu parce que amuñ logement te loolu dañ ko war a ñaawlu instant bi may wax ak yéen am na étudiants yoo xamante ne ñoo ngi université Gaston Berger de Saint-Louis dëkk ci commune de Fatick amuñ fuñ tëdd ñoo ngi jéem du góorgóorlu tëdd ci au niveau des couloirs pour mën a xëy dem jàngi loolu dañ ko war a ñaawlu te du fekkoon ne nag dañoo woo autorité mais d'ici 2 mois dañ leen woo jàppale leen ci logement mais defuñ ko. étudiants yi nag buntu lycée Coumba Ndoffène Diouf bu Fatick la ñu taxaw ngir wax li nga xam ni moom mooy seen naqar nee ñu ren ji am na ci nouveau bachelier yoo xam ni ba léegi commencé gu ñu jàng ndax amuñu fu ñu dëkk. boo demee UGB étudiant Fatick commune de Fatick kese ñoo amul logement donc pourquoi pas ñoom mënuñoo jàppale te ñoo ngi seetaan loo xamante ne tey étudiants yi am na ñu bëri ñoo xamante ñoo ngi def cours au niveau de l'UFR LSH mais mënuñ dem defi cours parce que tey amuñ logement. ab jano ak taskatu xibaar yi la ñu njëkk a def waaye nee ñu dàq ñu def yeneen xeeti manifestation bu fekkee ni seen problème bi kenn jugu ci. lii nag dañ koy def pacifiquement mais buñ toogee ay jours yoo xamante ne amuñ satisfaction dinañ dem utiliser yeneen mesures yoo xamante ne te mesures yooyu noonu du ñu neex te du leen neex kon nañ ñu jàppale étudiants yi nekk université Gaston Berger parce que seeni doom leen ñoo fa nekk seeni rakk ñoo fa nekk. autorité Fatick yi nag ñoom la ñuy interpeller étudiants yi ni dañu bëgg ku leen di jox ay subventions saa su nekk ngir ñu mën a jàng te duñu am benn jafe-jafe foofee ca université Gaston Berger. fukki doomi aadama ak ñaar faatu nañu ci coronavirus bi ci 24 heures yi ñu génn bilan ministère de la santé ak action sociale ñoo ko xamle it ñeenti téeméeri doomi aadama yu manqué juróom-ñaar yoo xam ne corona nañu ci 24 heures yi ñu génn yëf yak nañu tëddee ñetti téeméeri ak ñeent ay cas communautaire lañu juróom-ñett fukk ak juróom-ñeente di ay cas contact cas grave yi mi ngi toll ci juróom fukki cas ak juróom-benn. door ñàkk yi jëm ci aar askan wi ci coronavirus bi nu mu gën a gaawee loolee mooy càkkute fu njiitu réew mi Macky Sall démb ci ndajam conseil des ministres la ko bàddaliyaat ci woowule wàll docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention di xamle ne lu mën a nekk la te it ñàkk yi war naa yegsi ci mim réew gën ko yàgg ci njeextal weeru février gi ñu nekk te bu yegsee ñi nga xamante ne ji ñooy fajkat yi di personnel santé bi ak it ñi amee wopp ju ñuy sooxaale ñooñee la ñuy jiital ci ñàkku gi bu nuppi Fat Bintou Konté Sangone Mbaye. comme ni ko bëggee ki nga xam ne moom moo di njiitum réew Macky Sall campagne de vaccination contre la Covid-19 mun na tàmbale fin février jàpp li nga xam ne moom moo di début mars ki nga xam ne moom mooy directeur de la prévention jàpp na ni loolu lu mën a nekk la. d'abord lu mun a nekk la parce que li am solo mooy vaccin yi egsi bu vaccin egsee moom mun nañu wax ne que dara desatul li gën a jafe mooy vaccin bi ñëw. mais su fekkee ne dem nañu ba système d'approvisionnement ak fournisseur et cetera joxe na garantie que vaccin dina ñëw nangam excellence son excellence le chef de l'État donc su amee garantie yooyu ba vaccin war a ñëw vaccin bi su ñëwee pratiquement amatul lu ci des lu dul tàmbali. moom mi di docteur Mamadou Ndiaye mi ngi xam le ni première dose yi ñu ngi yegg si fii ci Sénégal ci fin du mois de février bii lii. ñoom li ñu annoncé mooy que premier et puis du vaccin yi mais premier yi. dinañu première dose yi war na mun a egsi fii ci fin njeextalu février bi wala lu mu yéex mois de mars suy tàmbali. ba tax ni sax boobu ba tey ña ngi cay liggéey ndax taxawal nañu benn plan boo xam ne campagne bi dinañ ko amal ni mu gën a gaawee en mode fast track comme ni ko bëggee ki nga xam ne moom moo di président de la république. ku wax plan d'introduction ku wax plan de vaccination dafa am ay tànk yu bëre benn tànk bi. agent de santé yi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñàkk ñoom ala kulli haal il faut ñoom tamit ñu former leen mooy waxtaan ak ñoom ñu xam vaccin bi ban vaccin la ñu gis ko xam niñ koy kiyee loolu bien que xam nañ ko loo xam-xam dinañ la ko woon ne la bii la lu bees la ñu xamal la ko loolu ci la bokk. communication bi day am plan de communication ñi nga xam ne ñoom la ñuy jagleel vaccin bi aussi dinañ leen informer ne leen vaccin bi kat. diw ak diw maanaam catégorie personnel bi ñu am at nangam wala ñi am feebar wala et cetera wala agent de santé yi kat ñii la ak ñii la ak ñii la. pour campagne de vaccination bi personnes prioritaires yi moom moo di personnel médical bi ak ñi nga xam ne dañu am comorbidité. mënin bi am actuellement xëy na du ñu mun a passer li ñu woowee personnel de santé de première ligne ak. ñi nga xam ne dañoo sooxaale yeneen feebar yi. agent de santé boo moytul rek ñoom ñooy nekk source de dissémination de la maladie moo tax ñu ne ñoom ci lañ bokk
bu loolu passé tamit ñooñu ci lañ bokk mais dañu ne aussi doses yi ñëw ñu jagleel ko aussi en priorité ñi nga xam ne dañuy am comorbidité mooy maanaam képp ki nga xam ne yàlla dafa def mu ngi sooxaale beneen feebar. jamono ji ñu toll nag fi mu toll nii fii nga xam ne moom ministère de la santé ña ngay accéléré li nga xam ne moom moo di procédure yi lee ngir ñu mun a vacciner askan wi lee ci nu mu gën a gaawee. soldaaru Sénégal la ñuy def ca Casamance fan yi ba tax ñu teg loxo ñeent ci barab yoo xam ne rebelle ñoo fa tegoon der moomoon ko loole lu rafet la ci gis-gisu taskatu xabaar bii di Baxka Ba gis na nit lu jara jëmee kanam la ndax it day lu am solo ci dundinu askano foofe yamu ca moom Baxka Ba gis na it ngir jàmm dellu si ca Casamance sax fa faw ñi nga xamante ne jàmm da leen yittil te ñu am yéene toog waxtaane ko ñu waxtaan ak ñoom Ludisa Pereira Amadou Ba. Sikun Badion Boussolum Bamoun Bilas bokk ci base MFDC yu armée nationale bi nangu ab opération ngir delloosi karange ci zone boobu nekk ci frontière diggante Sénégal ak Guinée-Bissau opération bu am ay résultats Barka Ba di ko rafetlu teewul analyste politique bi jàpp ne nangu base yooyu kese doyul. du woon liggéey bu yomb dox nañ jéego yu mag a mag pour dimbali population yi nga xam ne foofu xare bi moo leen fa jëlee woon ak fitna bi pour ñu mun dellu ci seeni gox base yooyu ñu jël nag ay base yu am solo lañ ci histoire MFDC waaye nag nangu base yooyu su dee jéego bu mag la warul yem foofu rek ndaxte soo jëlee base yi ba pare armée bi toggu fa population yi suñu dellu see tamit duñu mën a def seen liggéey ci xel bu dal. armée bi tas base yu ñu jàppoon ne kenn mënu ci dara tax mu am benn pàcc MFDC bu yëkkati ay kàddu ngir woote ab cessez-le-feu. état bi ñu muy jàmmarloo yi dañoo tas ci ay pàcc yu bëri MFDC bi ay faction la yi nga xam ne soo seetloo bu baax a baax ñu ci bëri sax parfois duñu jaaroo taal moo tax souvent su ñuy waxee jëmale fii ñeneen ñi dañuy wax jëmale fële ñu bëri ay camp yoo xam ne bokkuñu gis-gis loolu moo tax même su fekkee am na ci ñoom ñu wootee jàmm nañ jàpp ne loolu concerné wul ñëpp donc état bi moom mooy continuer rek di def liggéeyam tout en menant ces opérations militaires ñeneen ñi tamit ñu bëgg woote jàmm état bi tàllal leen loxo pour fay taal bi. ginnaaw ba ñu dàqee rebelle yi ci seen base yooyu dinañu taxawal ay poste militaire ci frontière diggante Sénégal ak Guinée-Bissau. kilifa yu aéroport Diass yéene ji ñu amoon jëm ci ne askan way deewoo ca village bi di Sakirat dañ leen fay jëlee loole dellu nañ ca gannaaw tegaat nañu ko ci suuf beneen dogal bu ñu jëlit moo di ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñetti hectares yi nga xamante ne ji kon bëggoon nañ cee teg loxo delloo nañu ko askan wa ko moom jàmm dellu siwaat la ko sabab nag moo di waxtaanu jàmm woo xamante ne ji soxna Hélène Tine amal na ko ci ànd ci ak waa forum civil askan wa rafetlu ko waaye nee nañ dañuy toog di xaar nag ba xam ndax ni ñu ko waxee noonee la ñu koy jëfe am na ndaje muñ ci amaloon démb ci àllarba ji doonoon ci teewaayu Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. am na nag ay fànn yu bari yoo xam ne tënk nañ ko mu ngi jëm ci wàllu formation duale ni ñu koy waxee maanaam ñu am seen école yi nga xam ni xale bu fa dugg jàng rek da ngay nga génnewaale ak sa métier nga mënal sa bopp mën a teel liggéey loolu defe naa lu am solo la. am nañu tamit beneen coopération kooku ci wàllu dem ak dikk la. ndax seen avion yi di mën a ñëw Sénégal suñu demante ak ñoom seen demante ak ñun muy gën a di mën a yomb signé nañu accord boobu amit beneen accord ba nga xam ni mu ngi tënku ci accord de Paris nag boo leen ko déggee mooy jaww ji naka lañ koy aaree ba ngelaw leeg jant beeg lépp lu si jëm mu doon lu sell mu doon lu baax ñu bàyyi dagg garab yi bàyyi di lakk garab yi loolu tamit waa Suisse taxaw pour dimbali ci Sénégal di ñu jàppale ci dëkk yi nekk ci kaw ndax ñuy mën a am lu ñuy wax ay biodigesteur di mën a am ay gaz boo xam ni du gaz boo xam ni day jógee di lakk garab yi di ko defar loolu lu am solo la loolu it signé nañ ko ak leneen wax naa ko sànq ci mbirum or bi ñuy jaay Suisse dina si jënd lu toll ni téeméeri milliards ak genn wàll ci ay milliards loolu defe naa lu am solo.
def ak jooyandi tuuti li ñu leen yëgal ak li ñu leen wan du benn loolee ngeen doon seetaan moo ngi jëm ci ngan gi nga xamante ne ji vice-président bu confédération suisse di Ignacio Cassis am na ko fii ci Ndakaaru moom diplomate bi ñëwaat ci jëflanteb Sénégal ak réewam waxtaan woo xamante ne ji seq na ko ñu ñaaroo moom ak jëwriñ gi ñu dénk affaires étrangères ci réewum Sénégal di soxna Aïssata Tall Sall amit ay accords yoo xamante ne ji kon ñaari réew yi siife nañu ko jaare ko ci ñoom ñaari jëwriñ ni accords yi mbiri dem bëgg dikk bi ci jaww ji ca la bokk wàllu yoon ak mbirum njàng mekk ak yokkute gu mën a sax tubaab naan ko développement durable loolee kon bokk na ci li ñu fa waxtaanee wàllu tàggat yaram ak équipe nationale bu Sénégal dem na final loole ci tournoi UFOA zone A ci footballkat yi nga xam ne amaguñu fukkeet ak juróom-ñaar ñoom gaynde Sénégal yu ndaw yi sànq la ñu duma kon Guinée Bissau ñeenti bal ci dara muy luy mën a tax ñu qualifié ci Coupe d'Afrique bi ñuy amal seen catégorie ci weeru mars lay doon ci réew Maroc dees na ci dellu siwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar sant leen gërëm leen rafetlu bi ak télévision Futurs Médias foofee kon lañ yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi yàlla nañu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm